donc ñu bàyyi Mamou ak invité muy koo xamante ne banques yi sonal nañ askan wi waaye moom itam sonal na banque yi. Badou kon loolu moom xam naa war na ne. kon xam naa jamono ji banquier moo fu ñu toog ne ñoo ngi ñu ngi tremblé ko moom waaw ñu ngi tremblé déjà sax xam naa dégguñu lu mu wax sax mais déjà commencé nañ di tremblé waaw comme li ma doon wax rek sànq Khady te lu ñu war a waxtaane mooy dérive ya nga xamante ni moom la ñuy nemmeeku ci banque yi parce que dañoo gis ne rek usagers yi lu ci gën a bëri dañuy dénoncer qualité de service ba nga xam te moom la ñu nemmeeku ci banque yi xam nga yàggul dara mooy mercredi bi passé bi dañoo def benn journée mondiale ci wàllub épargne te ñu gis journée bi nag ba ma demee gis askan bi ñu ma jot a waxtaanal dañuy ne lu ci gën a bëri ci population bi duñu épargner wu benn salaire yi dafa baax mais am na ña nga xam te aussi dañoo ne am confiance ci banque yi dañuy préférer sa def tontine xam nga moo taxit nag tey ñu daan ne baa ñu invité ka nga xam te mooy Famara Cissé te xam-xam mu wàcce ci wàllum banque yooyu xam naa dañ koy laaj rek yow nga nekk président kii usager yi ci wàllu woowee est-ce que mën nañ xam ndax yow da nga dëgg la te moom la population bi wax est-ce que épargne bi te boo gisee ñenn ci Sénégalais duñ ko def ndaxte rek parce que wóoruñu banque yi. waaw maa ngi lay gërëm di la sant nga may ma rek ma def benn décor ci atmosphère bancaire bi am fii Sénégal am na 20 banque ak juróom boo poussé banques yi am na lu ñuy wax ay institution de microfinance moom mooy mutuelle yi nga xam ne ñoom ñooy nekk ci bopp koñ yi ñooñu seen lim jéggi na dayoo mat na ay 360 jëm kaw boo leen poussé am na des établissements financiers à caractère bancaire lañ leen wax yooyu ñeent fi am Sénégal daanaka ci diggu doomu banque lañ nekk mais duñu banque en réalité yooyu ñeent lañ donc Sénégal manqué wuñu banque à part Côte d'Ivoire Sénégal dafa ëpp banque Sénégal moo ëpp ay microfinance ci zone UEMOA mais boo génnee banques yi génnee institution de microfinance génnee établissement financier à caractère bancaire dafa am ñoo xam ne ay usuriers lañ leen di wooyee ñoom ñooy def bukki yi sul bukki sul di bukki ñooñu nag moom duñu fi jeex bëri nañ lool te dañuy évoluer dans la clandestinité am na sax ay institutions yoo xam ne banque centrale retiré seen agrément ñu continuer di opérer di def ay taux 80%. loolu il faut que mu dañ fi il faut que ñu dénoncer ko may ñëw ci épargne mooy denc xaalis ndax sénégalais yi ñu ngi denc xaalis yan dencukaay xaalis moo am boo xoolee dencu xaalisu Sénégal mooy lan gafa-gafa wala ñu def ko seen suufaroo lan wala ñu wut seen condamné def ko ci wala ñu wut seen coffre-fort seen biir kër def ko ci bu ñu génneeg moom ñu ngi jëm ci mutuelle ba teg ko fa wala ñu dem ca banque ba ibbi fa compte denc fa seen xaalis wala boo tamit dafa am ay placement yi ñuy wax ay action yoo xam ne da nga koy jënd boobu tamit forme dencuwaay xaalis la mais forme boobu malheureusement c'est dencuwaayu xaalis à risque la épargne à risque lañ koy wooyee am na tamit pension de retraite pension yi ngay gis ni denc xaalis la parce que pension du dara lu dul xaalis ba nga dencoon lañ lay delloo bu weesoo loolu am na assurance nga gis assurance éducation dencal pour say doom assurance vie pour boo génn yàlla na yéex bu génnee àddina assurance bëri na ay façon mais forme dencuwaay xaalis yooyu yëpp dafa am benn boo xam ne moom ngeen di gën a gis mooy tontine tontine bi nag dafa am ñaari pàcc dafa am tontine mutuelle boo xam ne ñun ñëpp dañuy teg nattu weer bu ne kenn tegge mu am nag tontine commerciale boo xam ne bëccëg juróom la boobu tamit natt la boobu tamit denc la parce que natt bee ak natt bi ñaar yëpp ay tontine lañ ay forme dencukaay xaalis la sénégalais yi nekkuñu di denc parce que tamit balaa ngaa denc da ngay am lu ko lekk problème bi mooy sénégalais yi dañoo am ay jafe-jafe ngay travailleur pour nga épargner problème la jafe-jafe la mais li ci gën a doy waar mooy nit ñi sax bëgg nañ di épargner bëgg nañ di denc seen xaalis mais dafa am ay épargne à risque am na benn boo xam ne moom sénégalais yi sax moom lañ gën a bëgg ñuy am mooy ban bâtiment Sénégal dafa bëgg bâtiment ci xol ba pour moom jàpp na ni épargne bu gën a baax ci épargne yi mooy bâtiment jël sa alal dugal ko ci kër ba pare
toog sa pliaan weer bu nekk nga encaissé yooyu yëpp ay forme d'épargne la mais dafa am ay épargne à risque ak épargne yoo xam ne amul risque épargne à risque yi mooy yi ma tudd nii mooy nga jël sa xaalis def ko ci action dans le marché financier wala nga jël ko def ko ci bâtiment sax risque la wala ci oto wala yooyu yëpp risque la am ñu koy woy investissement mais suñu jargon parce que débat bi posé woon na ci Tugal France ñu naan ndax investissement la wala épargne la mais ça dépend ñun épargne lañ ko jàppee balaa ngaa jël xaalis du ko bàyyi banque na nga ko jël dugal ko ci bâtiment mu lay jëlal nga koy récupérer ndànk donc forme épargne yi bëri na mais ci biir comme ni ma ko waxee sànq dafa am ay épargne à risque ak épargne yoo xam ne amul risque mooy ban bu amul risque bi mooy ban nga jël sa alal dem ibbi ci compte épargne amana ci mutuelle ba la wala ca banque ba la dugal ko fa banque centrale nee na boo ko defee ba montant wu 10 millions taux de rémunération bi 3,5% la daanaka téeméer bu nekk ñett ak genn wàlla lañ la wala épargne lu tax nag sénégalais yi duñ koy def boobu beneen problème la mooy lan problème bi mooy lan ñëpp bëgg nañu épargne lu tax sénégalais yi duñu épargne am na ñoo xam ne seeni revenu faible na ba nga xam ne mënuñu épargne parce que épargne lu dara lu dul surplus bi am ci consommation bi boo consommé ba pare li des loolu nga war a mën a épargne nag lu baax la ci réew parce que moo yor réew mais débat bi dafa posé wu entre les économistes parce que épargne boo jëlee sa xaalis épargne ko da lay éviter gaspillage day tax dootu ko mën a gaspiller parce que xaalis tant que mu ngi sa poche mu ngi sa da koy dépenser mu ngi sa portable foofu tam forme épargne la dinaa ci ñëw ak technologie yu bees yi mobile monnaie gis ngeen di seen portable am na compte bancaire boo xam ne mën nga fa bàyyi koppar boobu dinañ ci ñëw parce que boobu dafa xaw a doy waar sénégalais yi bëgg nañ épargne mais imaginez nga jël sa xaalis dugal ko banque épargne ñëpp xam nañ ni boo ci bëggee jot jafe-jafe yu mag nga am benn da ngay dem pour jot ci pour récupérer xaalis boobu bu la saa yu la soobee parce que tamit il faut ñu wax ni épargne mën bu dee da ngay épargne pour 5 ans boo defee 1 an am ay jafe-jafe yoon dafa ne boo soxlaa épargne dañ koy kase ñu jox la sa xaalis seulement rémunération bi ci waroon am doo ko ci am mais dañ ko war a kase jox la ko moo tax xaalis ba nga jël dugal ko ca banque ba wala xaalis ba nga jël dugal ko ca mutuelle ba boo ci bëggee jot da ngay gis ne ay jafe-jafe yu bëgg nga am na benn banque boo xam ne sax pour ñi ñëw di jël seen xaalis da leen daan par 10 lay jël par jour fukk yi bu ñu matee mu ne leen ñeneen ñi nañ bàyyi ba suba wala gannaaw suba xam nga tam loolu tegul ci yoon wala nga ñëw di jël sa xaalis te ngeen waxante woon ni 3,5% mooy taux de rémunération bi nga ñëw ñu naan la ay taxe bii dañ ci def ak taxe bële ak taxe bi xam nga ni yooyu tamit du encourager ñi nga xam ne dañoo bëgg a épargner parce que il faut ñu fàttali banque ni muy fonctionner banque ni muy fonctionner mooy day jël la nga épargner lebal ko Masamba ak Mademba ak Mademba fay compal ko ci intérêt intérêt yi mu séddoo ko yow waaye nan la koy séddoo yow bu dee banque ba la Masamba ak Mademba mu ko lebal 14% la koy lebalee yow mu war la ci jox 3% te yaa moom xaalis du yoon bu dee mutuelle ba la bu ko lebalee Masamba ak Mademba 24% la leen koy lebalee yow boo ñëwee mu bëgg la ci jox 3% teguwul ci yoon moo tax il faut que banques yi développer ay politique yoo xam ne dana pousser population bi ñu ñëw épargner bu ko ca banque ba bu ko jëlee yóbbu ko ca banque ba da koy jël lebal ko Samba bi nga xam ne moom yoru waaye am na métier Samba bu liggéeyee day fay bu fayee fayaale intérêt yooyu xaalis Amadou ma ngi fi mais non seulement xaalis baa ngi fi mais da ko ciy compal Amadou du tee dana amam di gën a yokk mais Masamba ak Mademba mi nga xam ne moom la ñoom lañ lebal xaalis bi ñooñu day tax bu doon amuñu dara dañu am lu ñu dundee danañ am lu ñu fayee danañ am lu ñu épargner ñoom it seen bopp bu ko defee day réguler société ñi amuloon ñi zéro lañ nekkoon ñi nekk 1000 bu yàggee 1000 boobu ñu jël
di ko lebal 0 yi bu yàggee ñoom ñu am nekk ci 10 nekk ci 20 nekk ci kii du tee ñii ñuy continuer di am donc épargne lu baax la ci réew parce que tamit day tax ñu mën a financer day tax dëkk bi am suffisamment de liquidité banquier bu ñu amee liquidité xam nga liquidité day lakk banque il faut que ñu joxe ko day tax taux d'intérêt yi wàññeeku parce que tey bu alal bii ñuy jël du ko dugal ci pono yi du ko dugal ci suufu rolal yi bu ñu ko jëlee yóbbu ko banque bi day am liquidité bu bëri te liquidité boobu il faut que mu joxe ko parce que ñee ñu ngi koy xaar ci ay intérêt ñoom seen yoon newul ci madame ba la ko lebal wala masamba la ko lebal ci wala lebalu leen ko ñoom daal at bu dee lañ jox seen intérêt loolu la banque centrale wax. Monsieur Famara est-ce que en parlant de ci taux d'intérêt yooyu est-ce que ci banque yi aussi ñoom ëppaluñ ci benn instant. waaw digg na dayoo xam nga tey muy jaaykatu gerte caaf muy marchand ambulant boo xoolee mutuelle yi la ñuy liggéeyal borom ñi xaw a am tuuti banques yi la ñuy liggéeyal. parce que il faut ngeen xam ne xaalis kenn rek la jóg mooy banque ba lu tax muy circuler mooy nit moo dem banque lebe ju ko fa donc xaalis bi c'est de l'argent dette dafa dem banque ba leb fa xaalis ñan ñooy leb banque xaalis société bi ñett lañ dafa am ñoo xam ne ay borom alal lañ ay rentier lañ ñoom duñ leb fa ñu fay dañ seen xaalis moo am ñoo xam ne ay retraité lañ wala ay amuñu benn revenu ñooñu bu ñu demee banque kenn du la lebal parce que banque dana naan amoo garantie wala yow amoo kii du mën a lebal mais dafa am les travailleurs mooy ñun ñi nga xam ne dañuy liggéey di daal suñu doole di jóg di daanu ñun ñoo mën a dem banque ñu lebal ñu donc ce qui veut dire que ñun ñooy injecter de l'argent dans la communauté baa ngi nii ñun ñooy dem banque lebu fa injecter de l'argent dans la communauté jënd ci dàll boo ci jëndee dàll usine bi jaay la dàll usine bi am liquidité fay ay employé am bu yàggee mu am benn partie boo xam ne da koy épargner donc xaalis bi di circuler yépp ci communauté bi ñu ko fa jëlee mooy ñi nga xam ne dañuy mën a dem banque ba lebe fa donc xaalis ba c'est de l'argent dette léegi nag dette boobu dafa ànd ak taux d'intérêt xam nga banque day jënd xaalis di ko jaay loolu mooy rôle banque da koy jënd di ko jaay fu mu koy jëndee mooy yi ma wax sànq nit ñi indi seen xaalis denc ko fa da koy jënd da ko boo ko joxee 1000 francs mu jox la 1030 francs da koy wàll 1035 francs da koo jënd ci yow 1000 francs yi la jënd ci yow di ko jaaywaat wala mu dem banque centrale jaay ko xaalis ak benn taux de 2,5 pour cent boobu mooy taux directeur téeméer bu nekk ñaar ak genn wàll waaw moom jëndam bi yëpp ci ñaar ak genn wàll bu bëree ba bëri ñett ak genn wàll la koy jëndee waaw na jaayee double mooy lan na jaayee 7 pour cent mais amul benn banque Sénégal bu ñeme taxaw ne taux bi 7 pour cent la amul bu la ko waxee ay dëgg sërëxal la parce que taux bi dafa am ñaar taux nominal ak taux effectif global taux nominal mën na nekk sax mais taux effectif global mooy refléter le coût réel de l'argent moom mooy vrai taux bi dafa mel ni nga dugg ci biir boutique ñu ne la meew bi dañ la koy jaay hors taxe def ay prix hors taxe xam nga loolu caaxaan la ne la hors taxe meew bi hors taxe 1000 francs la nga joxe 2000 ñu delloo la 700 mais loolu ay dëgg sa rëxal la ñoo boo ñu wax la taux bi naka la moo tax banque yi dañ leen wax ni nañuy afficher seen i taux nañuy afficher seen condition générale de banque boo dugg war nga fekk condition générale yi prix yëpp ñu affiché ko comme boutique yi ñu ngi koy affiché ak yooyu banque yëpp ko war a affiché mais lan moo tax tey banque yi am na jublu affiché wala année bu nekk da nga ko war a affiché yu bees yi parce que day changé wala nga ñëw fekk fa ay taux de ay conditions générales buy date 2017 wala nga ñëw ñu def ko benn rukk boo xam ne ak ay bind yu sew yoo xam ne doo xalaatoo sax mënoo ko sax gis boo jëloon lu sax boo ko jëloon lu sax boo ko jëloon doo ko mën a gis. kon mën nañu ne manque de transparence moo am ci banque yi. très bien